amaat nañ mbégte di jàkkaarloog yéen fii ci dakaractu.com ak Dakaractu TV rawatina ci seen émission bi di en ligne ñaare ñu ci dalal ay way politique yi nga xamante ni dañuy ànd ak ñoom ci jotaay waxtaan bi ànd ak ñoom ci tolluwaayu réew mi rawatina politique. bi yoon nag ñu am mbégte bu baax a baax dalal koo xam ne ab diir ngi nii gisuñ ko ci média yi dañ koy wax ñu am honneur ak privilège tey jii mu accordé ak ñu première interview gannaaw bu mu defee benn pause médiatique ñuy am mbégte bu baax a baax di dalal l'honorable député Cheikh Mbacké Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Honorable am nañu mbégte ñëwaat jàkkaarloog yow yàgg na ñu bañu am jatoo suñu diggante dalal la di la remercier également ci li nga xam ne moo di nangu bi nga nangu invitation bi. jërëjëf Badara maa ngi lay nuyu di la fay aussi di am mbégte aussi recevoir la fii suñu kër di nuyu ñi nga àndal ñëpp di sant yàlla bu baax ndax ni nga ko waxee léegi c'est une pause médiatique la mais man pour mën di pause médiatique parce que dafa am waxtu yoo xamante ni waxtu wax la am waxtu yoo waxtu liggéey la. ñaar ñu ne fekkente ni kenn ku nekk dafa am lu mu war a amee da ngay boole ñaar yëpp jamono yi ci ginnaaw li tax ngeen gëñ ma gis dama nekkoon ci benn mission boo xamante ni pour sénégalais la woon rawat na diaspora bi ndax il faut que bu ñu nekkee fii di waxal askan wi jaar na ñu nekk bitim réew ñu dem seeti leen seen i jafe-jafe jël seen i jafe-jafe rencontre ak ñoom saafonte ak ñoom laaj leen nan la gis suñu liggéey suñu taxawaay ci askan bi ak assemblée bu ñu fa jógee seen problème yëpp ñu recours ñëwaat assemblée nationale loolu moo warul suñu mission bi ñu defoon Europe ak Amérique ak Asie. mission boobu mission personnelle la wala c'est dans le cadre de say mission ci assemblée nationale. waaw xam nga mission moom boo ko déggee député bu fekkee amuloo mission assemblée da ngay def mission personnelle wala muy mission politique. ndax ku ne xam na ne bi ñu laajee suñu mouvement nekkal fi askan wi booba léegi génnuñu. kon comme que dañoo am ay représentants diaspora bi yoon def na ñu dem seeti leen. waxtaan ak ñoom ñu gën a xam mouvement bi yóbbu leen ay carte gën ko yaatal foofu noonu loolu moo waral ñu génn. effectivement nga ñëw jamono ji nga xamante ni ay tiis yu bëri dal na ci réew mi bi ci mujj te gën a métti mooy fukk ak benn tout tànk yi nga xam ne ñàkk nañ seen bàkkan ci hôpitalu Tivaouane bi. alors en tant que député yi nga xamante ni yéen a fi nekkal askan bi ngir voté loi yeeg yenn orientation yi rawatina ci wàllum paj meeg paju beeg santé. lan nga yëg ba nga déggoo ak tiis bu ñu mel. xanaa tiisu naqari wu dal Sénégal gépp rawatina ñi nga xam ñooy parents yi nga xamante ni ñoom ñoo yore jure xale yi di leen ko jaale di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale waa Tivaouane ndax fa la xewe dëgg yàlla amoon naa métti xol ndax kenn ku nekk xam na doom ni mu sës ci waajur. waaye dañuy wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un parce que yàlla moo leen ko joxaan moo ko jëlaat waaye nag war nañ ko gën a jàngal ba nga xamante ni sabab bi fan la jóge ndax dama jàpp ni lépp lu ci war am lu nekk war nañoo xool lan mooy cause bi liñ ci njëkk a jàngal mooy ak sàggante nag bu amee fi muy njëkk a dal ci kaw ki nga xam moo jiite réew mi Macky Sall ndax tey yore gi mu waroon a yore réew mi ak mbirum santé dénk ko koo xam ne mënu ko lu dul maanaam li ko yitteel yëpp mooy politique tey jàpp naa ni li am ni waxuma la ministre bi rek mais moom Macky Sall si moom dafa waroon tekk ndomb tànkam parce que mooy li jaar woon ndax tey responsable fukki nit ak benn yi faatu Macky Sall mooy seen responsable ndax na ma doon taxaw hôpital bi defu ko ndax ci kaddu xalifa bi dégg naa bu tàyyi mënu lay état defar leen hôpital bi defaraat leen hôpital bi soñ ay yoon mais ku ne xam na ni ñoom faale wuñ kaddu kilifa yi ñoom dañoo am benn calendrier politique boo xamante ni bu waxtu élection jotee rek ñu dem fenn jéem fa def dara bu élection yi jàll ñu fàtte ñooñu loolu mooy war rek moom ki mu doon ak fi mu toll. ndax askan wi wax dëgg yàlla dañoo sonn parce que du c'est pas la première fois rek mu am ndax boo xoolee amoon na Linguère bi mu amee Linguère man mi di wax ak yow déposé woon naa ci question écrit depuis 1 an jagleel ko ministre de la santé pour mu leeral ñu lan moo waral situation boobu au niveau de Linguère ma bi fi may wax amuñu tontu lan def mooy dañoo sanctionné ki nga xamante moo directeur hôpital bi comme ni ñu ko defee fi nga xamante ni moo nekkoon Louga bi mu amee Louga aussi amoon na tamit fan yi ci ginnaaw Kaolack mu dul loo xamante ni Sénégal yi war nañoo jóg xoolaat politique santé bi ñin ko dénk ak ki nga xam ne dénk suñu réew ndax xam nga réew bu àggee foo xamante ni léegi xale yi ñooy faatu ak jigéen ñi rek réew moo am na problème te lu ci bare bare nag ay affaire sacrifice yoo xamante ni mu ngi noonu quoi en tout cas xam naa ne daal Macky Sall mooy responsable te dañ ko war a wax moom mu tekki ndomb tànkam parce que lii nga xamante ni moo dal Tivaouane moom moo leen ko yóbbee
ndax ci sàgganam. mais am na ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi ko ci jaajëfal parce que mbir mi ba mu amee fa mu nekk ca mission laataa mu ñëw sax la daal di limogé ki nga xam ne moom mooy jëwriñ gi yor wàllu wér-gu-yaram kooku tamit ab jéego la. xam nga moom balaa mu limogé kenn moom la war a njëkk a limogé bala nga limogé ministre bi moom nan ko limo nag askan wi limogé ba pare parce que moom mooy responsable loolu moom fa la ministre bi. ndax Tiwaawoon la gën a méttee mais njëkkul Tiwaawoon xoolal lakk bi amoon Linguère est-ce que taxoon nga maanaam mu def tuuti sax jàllalin wala lenn Macky Sall faalul askan wi dafa am benn plan benn programme de calendrier xam nañ ne acte politique la jóge na bitim réew ñëw fii delluwaat foofu ñëwaat fii métti na si ñoom aéroport jege na leen loolu moo tax mu def ko mais agul si xolam te daf fekk mission jeex moo tax mu ñëw. mais mission bu jóg doon du ñëw loolu lépp ay affaire communication politique la rek moo tax mu def ko mais Macky Sall askanu Sénégal faalewu leen. waaw ñuy profité wu ci occasion bi comme ni ñu koy defee rek di jaale Sénégal bi yëpp rawatina waaye juru tout tànk yooyu di leen ñaanal ñu yeggalee seen ndaw ca àjjana yi firdawsi. alors honorable beneen actualité bi am bi nga tombeel ba ngay ñibbi si moom mooy nga nekk xalif général des Mourides Serigne Mountakha fii ci Ndakaaru nga dem ñetti fan nga ne bi sax tombeek réew mi xawoon na nekk ci tension yu métti rawatina Ndakaaru gis nga ni ñëw ci waxtu bi la ci jamono ji nga xamante ni Dakar yaa ngi doon dégg ay raya ki jamanteeg yooyu noonu yëpp. waaw loolu dañ si sant yàlla ndax xam nga Sëñ Tuubaa moom bu ñëwee Ndakaaru ak maanaam li mu bindoon si ñetti guddee Ndakaaru mu métti gu métti tey Serigne Touba mu nekk Sëñ Mountakha ñëwaat Ndakaaru gépp génn di ko teeru kooku sant yàlla la te di mbégte mu am solo ci lislaam ak murid yi ndax bi muy ñëw situation dëkk bi waxuma la sax affaire insécurité bi mais mbirum politique bi nit ñi pare jaaxle woon nan waaye ci ndimbalu yàlla suñu borom ci barkeb si Ahmad Bamba ci lu bare bari lijjantiku na ci ñëw gu fi ñëw ngir yërmaande bu mu am ci askan wi kooku ñun dañ koy rafetlu di ko ñaanal ndax Sëñ Muntaxa ba jéggee tànkam rek pour ñëw sawe si waa Ndakaar moo tax mu ñëw kon yaakaar naa ne loolu moom ñun ñëpp ñu ngi koy rafetlu te di ko bëggee te di xam ni fu mu dem moo gën fu mu demul di ko ñaan yàlla yokk ko ay leer te dëgëral kattanam ndax moom liggéey Serigne Touba liggéey islam la fi nekkee Serigne Mountakha yàlla ñu ko yàlla gën a taxawul gën a jàppaleel nekkam ak nekk taxawaayam àdduna sépp ko rafetlu jullit yëpp ko rafetlu rawat na ñun ñi nga xamante ni nag moo ñu jaboote ndax dañ koy sagoo te lu bare bari mën naa ne lijjantiku na fi moo xam lu ñu gis si biir ak lu ñu gis si biti wala lu ñu yëg ak lu ñu yëgul ci ak ñëwam la fi nekkee léegi li nga xam moom laa si mooy insécurité bi nga xamante ni aussi am na si Dakar muy ñu bari ñun rey loolu sax tax na man mi di wax yow bind naa ministre bi pour mu leeral ñu li nga xamante ni mooy situation boobu noonu yónnee naa ko benn lettre rek question écrit waaw moo lay wan ne si affaire insécurité bi rek il faut que ñu taxaw si parce que dama jàpp ni fan yi moom lii am Sénégal rawatina Dakar lu jéggi ab dayo la parce que rey nañ si lu mat ñetti nit daanaka ci mooy de 48 heures kooku nag li ma si wax rek mooy ministre bi nga xamante ni moom la ñu dénk mbirum sécurité Sénégal muy Antoine Diome moom itam dafa waroon a bokk si ñi dàq parce que mënul liggéeyam li dal Abdoulaye Diouf Sarr moo dal Antoine ndax bu fekkente ni tey yow dañ la fal nga war a yore kaaraange biir réew mi lu lekk nga yore ko yow nga yore sa kaaraange bopp ak kaaraange Macky Sall kooku mérite woo luñ la fal kon Macky Sall dafay jël 2 fois 2 mesures ndax mënoon ne kii dafa def faute ci lii nga xam moom la nga ko dénk kii def faute ci li nga xam moom la nga ko dénk nga dàq ki bàyyi ki yaakaar na loolu jaaruwul moom moo lay wan ne la rek moom si jëmmi boppam moo xam fu mu teg tànkam ndax bu nga fekkee da la dénk ministre président de la république ngay fal ak di folli constitution bi jox la ko yow ñoom ñaar ñëpp ñu defandoo même faute grave ndax tey jii ñi nga xamante ñoom la ñu rey ay jigéen lan ñu si bari tey li am fii nii moo am Tivaouane pourquoi pas moom mi nekk ministre de l'intérieur ak insécurité bi ni mu mel si dëkk bi nga gis ay nit yu ñu fray bi mu ñëwee mu ñaaw loolu wala moom mu dàq ministre bi kooku yaakaar naa ne yëf caaxaan la moo tax man bi mu ñëwee
gis loolu am ginnaaw bu ma jaalee ñi nga xamante ni ñoo faatu ak seen i mbokk man li ma yoon may ci Assemblée nationale damay déposer question actualité jébbal ko ki nga xamante ni mooy ministre de l'Intérieur ndax loolu la ma assemblée may moom la ma yoon may moom la ma règlement intérieur Assemblée nationale may def naa ko depuis tey suba yónnee ko ki nga xamante ni mooy ministre de l'Intérieur jébbal ko ci président Assemblée nationale ngir mu laaj ko loolu. oui parce que loolu amul délai ndax dafa nekk loo xamante ni tey mën nga ko jot tey mën nga ko jot fii ak une semaine mais bu la neexee nañ tontu ndax li ma la wax man la li am Linguère depuis 1 an yónnee naa ko tontuwul assemblée moo lay wan ne la ñoom amuñu respect ci institution yi parce que tey bu fekkee dama nekk député yoon may ma règlement intérieur may ma lu am ci réew mi ñoom ñuy responsable ñu war leen a bind laaj leen mu leeral ñu mën a wax ak population bi ñoom Macky Sall daf leen ay sax pour ñu tontu kon loolu yaakaar naa moo lay wan ne la rek ñoom li nga xam moo leen fi fale wala tànn leen ci mirtowul loolu te mëtuñu ko kon loolu jàpp naa lu war a jeex la ci assemblée ndax tey bu fekkoonte ni tey li constitution bi wax yoon wax ko am na ñun si boobaa ñun opposition bi dañuy dugal mission de censure pour ñu daane gouvernement boobu noonu mais comme règlement intérieur Assemblée nationale nangu ko woon indiwaat na li nga xamante ni mooy loi bi sens nañ ko mais ba tey amuñu poste premier ministre comme amuñu poste premier ministre nag booy def mission de censure kan nga def mission de censure ndax loi bi mooy la pour nga def ko président de la république amu kooku maa def kon moo lay wan ne rek lii ay caaxaan la. Voilà. Tout à fait. Alors bu ñu duggee un peu ci wàllu politique gis nañ ne ba nga génnee bokk gis-gis créé nga sa mouvement daal di ko tuddee nekkal fi askan bi bu ñu ko déggee yow mi ne woon ci parti ak parti yi nga xamante ni coalition yi fi yam da nga leen bëgg a jébaane xamal nit ñi ne ñoom dañu nekkalul askan bi. waaw mais xam nga man nekkal fi askan dafay ñëw rek firnde li nga xam ne moom laa ko defee Assemblée nationale parce que dafay loo xamante ni da nga koy war di pratiquer ci wetu askan wi moo tax ma tuddee woon mouvement bi nekkal fi askan wi au service du peuple parce que loolu moom laa gëm ndax bu fekkente ni tey yàlla daf la bind jagleel la maanaam yow nga war a dox ci soxla askan wi nga di ko def ci Assemblée nationale ba ñëpp rafetlu ko war nga nag maanaam keroog loo xamante ni da nga koy gën a yaatal ba ñoom ñëpp ñu mën see bokk gis seen bopp loolu moo tax bi ma taxawale sama mouvement bi di sant yàlla di sant Sëñ Muntaxa ci ñaan gu ma si ñaanal ak jàpp gu ma si jàpp parce que yabaloon na sax doomam pour mu ñëw teew kon yaakaar naa loolu mënut a passé mënut a passé sama diggante ak moom ndax xam na fi ma teg xam na fi ma ko teg ndax man ci taalibe mi laa bokk ci njabootam laa bokk kon loolu moo waral bi ma si ñaanalee tey mouvement bi àgg na foo xamante ni am na ay parti yoo xam ne ba ñu juddoo yàgg na àgguñu fa. Voilà. Alors tey jii yow si opposition bi nga bokk nekkoo ci gouvernement bi mais lan mooy sa rapport ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk tey jii ci opposition bi. rapport yu baax rapport yu rafet rapport yu am solo parce que man dama mës a gëm ni ku yàlla jox nguur da nga war a nguur mais dafa war am ñu ne si opposition bi yàlla joxu leen ko ñuy taxaw di wax loo xamante ni dëgg la. naan nguur gi fii nga teg tànk lii baax na lii baaxul nga féete ak askan wi ndax bu ñëpp maasee féete ak nguur gi bu nda yàq alal ji réew mi wala ñuy yàq réew mi soo doo mën a wax loolu man moo tax bi nga xamante yàlla dogal na li muy dogal man ma préféré ànd ak ki nga xamante ni maanaam mooy opposition bi ma demee ba nga xamante ni fi ma nekkoon gis naa ni xaw na jege nguur gi ma bàyyi ko dem ànd ak opposition parce que loolu mooy li ma ñor ndax mënu ma xeex benn régime fukki at mu des ñaari at la nga nangu woon yow ci 2000 li nga bañoon 2019 nga nangu ko 2022 ak yu bare bare yoo xam ne kenn mënu ko wax loolu moo waral nag man magum jëmm la xam naa politique te xam naa ni Macky Sall Bakar mi fiy jóge ndax si ñaari at yu ko desee du ma mas a ànd ak moom parce que mënul toroxal askan wi toroxal kilifa diina yi yàq àllu réew mi saax-saaxee ko man sama ngor mayu ma loolu sama deret aussi mayu ma loolu ndax man askan wi moom laa gëm moom laay àndal te Sëñ Tuubaa mooy sama yaakaar te gis naa ni jàppul ñu mu war a jàppee sëriñ bi. mais effectivement Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mouvement ban liste exactement lay demee ban coalition. waaw sama mouvement ku ne xam na ne ginnaaw bu ñu defee suñuy parrainage ba pare dañu ne kat ñun li ñu bëgg mooy lu fi jëlee Macky Sall. première part mooy 2022 bii muy élection législative le 31. ñu xañ ko majorité mooy maanaam yóbbu cohabitation bi ma laajee sama mouvement ñu ne ma yow dong mënuloo ko am parce que li problème mooy nit kenn kii loo man ñaar ñoo la ko dàq ñett mu wax noppi. voilà léegi man bi ma waxtaan ñi war a waxtaan ba noppi ci laa xool ni mouvement parti politique yi ak coalition yi ñoom ñëpp ñëw nañ seet si ma pour ñu àndandoo yàlla mi dortewul ñun ñu ànd ak président Ablaye Wade mii suñu bàyyi di suñu kilifa aussi. di taalib Serigne Touba boo xamante ni ñëpp naw na ak taalibeem mu di ko jëfe di ko waxee wàcc boppam jox si Ahmad Bamba
liggéey ci réew mi loo xamante ni kenn mësu ko liggéey defal Serigne Touba loo xamante ni kenn kuy mës a politique mësoo ko defal moo ko jox titre foncier bi moo ko jox jumaa Masaalikul Jinaan suuf soos noonu moo def li lu nekk def na ko ba pare nag maanaam jël xolam ak jëmmam lépp jox ko si Ahmadou Bamba kooku nag yaakaar naa ni bu fekkee ànd rek la ànd ak président Abdoulaye Wade moom a gën a ànd ak keneen loolu moo waral président Abdoulaye Wade mi nga xamante suñu waajur la après ak Karim Meïssa Wade mi nga xamante ni doom la nekk suñu mag ñu def alliance ci coalition wàllu bi nga xamante ni président Abdoulaye Wade moo jiite mooy nekk tête liste bi ci falaa dem nekk coalition ak moom ak coalition bi nga xamante ni mooy waaye Yewwi Askan Wi ñoom tamit ñu mujj def alliance boo xamante ni ginnaaw bu ñu demee ñu adhéré ci li nga xam mooy wàllu waaye Yewwi tamit ñëw ñu def alliance ak wàllu ak Yewwi mais liste président Abdoulaye Wade ci laay demee élection may nekk tête de liste départementale bu Mbacké man ak ñama fa war a àndal ñi nga xamante ni mooy waa Yewwi ñu ni investir waa Pastef ak waa xalifa yi ñoom ñëpp ñu investir Touba ñu ngi leen dugal ci turu coalition wàllu fa la ñuy bokk malgré que liste Ousmane Sonko dana ñëw Touba waaye su boobaa ñëpp liste wàllu la ñuy wote parce que député départemental yi nga xam juróom la Abdoulaye Wade moo tànn ñaari ñett yi ñoo ngi ko bàyyi waa Yewwi kon waa Yewwi gi nga xam ñoo nekk Touba bu ñuy wote pour bëgg député yi nga xam mooy juróomi député yi yëpp mën a dem Assemblée nationale pour liggéeyal Touba liggéeyal Sëñ Touba liggéeyal askan wi su boobaa liste Abdoulaye Wade bi moom la ñuy wote ndax bu ñu ko gañee dañ juróomi député yëpp dafay gañe moo tax liste yee dafa ñëw dafay nekk liste yoo xam formalité lay doon mais liste Abdoulaye Wade bi moom lañ déggoo ñoom ci accord yu ñu def ni fépp foo xamante ni Abdoulaye Wade moo fa investir dañuy joxe ndigal ña fa nekk ñëpp waroon a woteel Yewwi liste boobu la ñuy wote kon waa Touba ak waa Mbacké yëpp tey bu ñu bëggee woteel président Abdoulaye Wade wala ñu bëgg woteel Ousmane Sonko liste Abdoulaye Wade la ñuy wote parce que liste boobu man mii ci laa nekk jiite ko ak ñi nga xamante ni ñoo bokk Pastef ak ñi bokk ci xalifa si muy waa Yewwi yëpp kon waa Yewwi ak waa Wallu ñoo bokk benn liste bu ñu leen nekk si juróomi député yi nekk si départemental yi ak yenn député yi nga xam ñoo nekk seen liste nationale nga xamante ni tey bu mu bëggee tànn man pour may continuer sama liggéey ci Assemblée nationale ci liste boobu laa nekk. mais honorable seen lëkkaloo ak Yewwi tey moo jural Yewwi problème bi mu am yëpp. déedéet. si moom moo leen ko jural ndax. tax nga wax ko. ba ngeen ñëwee à la dernière minute ñu jël seen ay kàngam yoo xamante ni ñu ngi woon seen liste bi ñu yaakaar ni ci kaw la ñuy nekk wàccee leen jël ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw walla teg leen moo tax ñii gedd ñii mer ñii dem noonu. non xam nga da ngay def conviction yu bokkul parce que boo waxee loolu da ngay juum wala nga juumloo Sénégalais yi. amul benn yoon boo xamante ni kenn ku bokk maanaam liste wàllu investir na si liste Yewwi ci liste nationale amul kon nan lañ mën a jëlee place ñooñu nga dégg ñuy wax ñëpp ci Yewwi dañu leen investir ci liste nationale te man la nga xam moom laa gëm man li ma def man tey képp ku ma dëggal sa bopp noonu ngay def da ngay dem sa base nga ni da nga bëgg fal département boo nekk leader da ngay wane sa leadership boo gëmee sa bopp gëm sa askan xam ne liggéey nga fa da ngay dellu sa base ñu fal la mais liste nationale ñen ko war a bàyyee mooy ay ndaw ak ay jigéen man moom laa gëm ndax ndaw ñi dañ leen a war a promouvoir parce que dañoo war a ñëw Assemblée nationale pour war a serrer ci ce pays bi ndax màggat yi fi nekk dañoo lekk mënutoon lekk ñu tibbee ñaar tànk ñaar loxo kon yaakaar na loolu dafa war a dakk ñi nga xamante ni nekkoon na ay ministre nekkoon ay président conseil départemental nekk ay directeur tey ñu war a falu ñoom ñu war a dem seen base seen département falu bu fekkoonte ni foofu la ñu faloo kon xëccoo da am mais nag bu fekkee ñoom ñëpp dañoo bàyyi seen département ñi ñu bëgg xëccoo si liste nationale bi mais xëccoo day am nag nit nag bu fekkee dafay nekk fenn foo xamante ni tey 53 personnes la daanaka 21 yëpp jigéen la doon 22 yi nekk daanaka 26 yi 25 yi mooy nekk jigéen 26 yi nekk góor yaakaar naa 26 personnes nga bëgg see tànn 26 kàngam ndaw ñi lan la ñuy am loolu moo waral erreur bi ñuy def ñoom ci li nga xamante ni mooy ñenn ñi ma dégg ci seen liste ñuy wax ñu di ko wax mais képp koo xam ne responsable nga jël seen responsable nangoo dem département amoo xëccoo amul benn problème ñun amuñu ak ñoom benn problème ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun ak waa Yewwi ñoo bokk lépp parce que li tax mooy opposition lan loo xamante ni dañoo soxla Macky Sall jóge ci réew mi ñun loolu mooy suñu soxla lan moo ko fi jël nag mooy xañ ko lii nga xamante ni mooy majorité Assemblée nationale yóbbu cohabitation bu ko defee 2024 waxuma la moom mu bokk mais ki mu fiy teg ñu mën ko gagner pour que maanaam mën a jël réew mi teg ko ci raay bi parce que réew mi dafa tumuranke ku ko yore ndax tey lépp a yokk lépp a seer lépp jafe ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi
au lieu que mu tal askan wi moom mu tal bopp ak njabootam nekk ci àll bi di pandar yi. 2024 bu fi jógee foofu teg. président bi taxoon ne liggéeyam ci présidence yi. non Macky Sall l'ultimatum bi ma koy jox mooy 2024 bu fi jógul 2024 ci élection yi man dinaa ko génne foofu. bu ko constitution may nag. constitution du ko may parce que constitution moo wax ni wut def lu ëpp ñaari mandat tegaloo ñu ñoo wote constitution bi. waaw 2016. moo wax ni nit amul sañ-sañu def lu ëpp ñaari mandat tegaloo. buñ ne 2 mandats de 5 ans. dama ni 2 mandats de 5 ans 7 ans 2 mandats lañ wax. te moom wax na ko répète na ko constitution wax na ko liñ koy jox l'ultimatum mooy incha allah élection yi 2024 di ñëw bu ne bokk naa rek maa ngi pale. loolu maa leen ko wax bu fi toog. 2024 soriwul. soriwul mais président da nga wax léegi waxu candidature départementale wax nationale gis nañ ne kàngam yu bëri sax ñuy fëgg dënn. souvent duñ ñemee départemental bi liste départementale bi dañuy fas yéene làqatu dem ci national bi lan moo waral loolu dañoo wóoluwul seen base wala dañu wóoluwul seen demin ci politique. waaw xam nga départemental dafa gën a jafe ndax tey département raw gàddu la. ndax yow da lay wér na la yow boo gañu doo nekk député man loolu dafay am ndax kuy dem département rek mooy jël nga risque boo xam ne boo gañu doo dem assemblée liste nationale nag. boo nekkee ci 15 wala 10 yi wala yooyu yàlla mën naa dogal nga jàll wala mën ngaa dogal nga jàll loolu du préféré sax mooy ñi nga xamante ni tey bu ñu wotee ba pare dañuy xool maanaam pourcentage bi nga am ñu multiplier ko kenn ku la nga ci war a am nga am ko ci kooku bu fekkente nekk nga ci 10 premiers yu njëkk yi mën ngaa nekk député te doo sonn mais bu dee départemental boo gañewul rawuloo doo dem loolu mooy différence bi léegi nag bu fekkee da nga nekk kàngam dëggal sa bopp wala nga jiite parti boo wóoloo sa bopp wóolu sa askan wala ni def nga fa dara da ngay am ngëm-ngëmu ni da ngay dem département man bi ma demee coalition ak waa wàllu la ma leen wax mooy département laa bëgg a dem parce que xam naa ni liggéey nañ foofu loo xam ni bu ñu président Abdoulaye Wade amee si ñun confiance mu bokk ñu boole ko si listam mu boole ñu si listam ak coalition bi yëpp mën nañoo gañe foofu ginnaaw bu na amee ñaanu kilifa dee. Benno Bokk Yaakaar ne fi. non kooku kenn waxulu ko kooku bokk sax si liñ soraale Touba parce que Benno Bokk Yaakaar ay mbiram fay na jeex na fii laa la ko waxee élection yii nii xamu fu muy jaar ba gagné. mais fay na te boo defee pourcentage bi local yi ñoom ñoo leen gagné. xam nga local nga wax. waaw nan dem ba si législatif yi li woon local du législatif ba pare local li nga wax gañewul maanaam tey boo jëlee lu ma ñaar fukki maire yi. ci Sénégal. maanaam nga jël benn maire bu nekk Dakar Pikine moo ko ëpp électoral. mooy grande ville yi ñu wax. voilà tey grande ville yëpp. Macky Sall daf ko perte te ku mas a perte grande ville perte nga Sénégal rawat na Touba te Macky dafa perte Touba Macky ba mu faloo ba fi may wax ak yow mos a gañu Touba ba keroog mandat di jeex du gañu Touba te benn bi moo ko fi dese te du gañe ndax ñun mënuñu concevoir liste boo xam ni dafay dooleel ngóor jigéen te liste Macky Sall dafay dooleel ngóor jigéen liste Benno Bokk Yaakaar ku ko wote da nga wote ngóor jigéen mën naa ko wax. parce que gars yi nee nañ loolu seen slogan. dama ne du question slogan day dul dëgg. parce que tey député yi nga xam ñoo fal woon 2017. ci Benno Bokk Yaakaar tey ñoom ñoo récité loi ngóor jigéen bi ñu waroon a criminaliser bi nga xamante ni kilifa diine yi Serigne Mountakha Sy bu joxe woon ndigal pour ñu wote ko Macky Sall lànk ñu jël engagement ñun waa coalition Wallu Yewwi ni bu ñu amee majorité man Cheikh Abdou Bara Dolly dinaa porte loi bi pour ñu jàll ko Assemblée nationale incha allah. te barki démb rek gis nga ngóor jigéen bi Macky Sall recevoir palais. mooy kan noonu. mais gis nga ko benn tubaab bu fi ñëw benn ngoo xamante ni ngóor jigéen la mu ne ko procès yi suñuy procès dañ ko financé yan procès la war a financé kooku yan procès war a yu de procès ngóor jigéen. gis nga bu ñu xoolee Macky Sall gagné réew mi nekk fi ngóor jigéen mooy gën nga nekk fi sax maanaam góor kese parce que dafa yàq réew mi jikko yëpp yàqu na ngir moom. kon yaakaar naa loolu Sénégal yi ñoo yor xarante seen tànk tubéy parce que moom mu bañ a am majorité ndax mooy premier dansé ñaar am na si benn bi bu gañewaatee assemblée dana gën a dëgëral ngóor jigéen ci dëkk bi ñaarlu bi mooy bu gañewaatee assemblée dana jéem a wuti troisième mandat kon nag ñun ñaari yëpp dañ ko war a baare parce que tey jekku nañu ko wër nañ ko nomba li des mooy daane ko rek xalam ko 2024 mu jóge fi. d'accord de toute façon baromètre bi mooy élection législative yi ñëw émission bi jeex na mais duñ jeexal tant que laaj bi la aussi lan mooy sa rapport tey yow ak bokk gis-gis rawatina président Pape Diop. waaw bala may doon si loolu rek dañu am loolu loo xamante ni fokk ñu leeral ko aussi. ci ginnaaw bi ñu ko laajee ci nganu xalifa général des mourides Touba. fii nii à Dakar. ginnaaw bu ñu ko rafetloo
ñëpp murid yëpp ñu rafetlu ak jullit yi mais di ñaawlu aussi taxawaayu Macky yu fay. sérieux oui lu mu def parce que Macky yu fay amul sañ-sañu di taxaw di sant Macky Sall te santu Serigne Touba Serigne Touba la war a sant ndax Macky Sall defulu ko lenn ba muy taxaw foofu naan day sant Macky Sall bu dee politique na dugg ci géew politique bi Serigne Touba da ko jël jiital ko fi taxawloo ko jumaa na yam ci loolu mais moo indi Macky Sall foofu moo ko programme indi ko foofu guy ma sàll ko jinaan te Macky Sall li mu nekk ci dëkk bi yëpp ñu immigré ba jumaa ji ba tey mosu faa teg tànkam amul soxla ci doxalinu murid faalewul murid yi mu fexe ba indi ko fi Macky Sall mi nga xam ñëw na foofu au lieu que mu rafetlu taxawaay bi wane maanaam mbégteem lan la def mooy yéen murid yi nga xam ne tabax ngeen jumaa yi ak jullit yi dina leen tabaxal mar boo xam ne bu ngeen jullee ba faatu ngeen ñu yóbbu leen margo loolu la ñu Macky Sall faye ma ne déet waay nga taxaw ci baas naan jërëjëf Macky Sall loolu Macky Faye war na ko wax ngir ay intérêt boppam. waxuñ dama dégg dafa mel ni Macky dafa politiser. daf ko politiser laa la wax te ay intérêt bopp moo tax mais du intérêt sëriñ bi na bàyyi loolu. Macky mooy représentant. parce que dama ni même bu nekkee représentant sëñ bi au Dakar la mu def sëñ bi daf la wuuku ko ndax sëriñ Bass Abdou Khadir moo yore kàddu sëriñ bi te sëriñ Bass ma nga toog sëriñ Bass ko dàq wax. sëñ Bass la sëriñ bi jox lépp sëriñ Bass a ngi toog mooy porte-parole bi lan mooy yoonam sant Macky Sall lan la fi Macky Sall def yow jumaa ji liggéeyal ko ba mu àgg Macky Sall dugg la fi ñaar dërëmam lépp mu yeeg fi ak sëñ Touba sëñ Sidi Mokhtar ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér daanaka li fi nekk lépp moo ko fi def sëñ Mountakha ñu àggale ko bi ñuy jébalu jumaa ji lan la waxoon jumaa ji mooy lépp liggéey bi mat na ba des na 200 millions mais loolu amul tey jii maanaam milliards yi nga xamante ni moom la joxoon sëriñ bi yow boo dee taalibe nga joxe addiya loo koy fesale moo tax sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te mooy sëñ Touba mu ne ko na nga ko delloo si jumaay sëñ Touba ji ci néegub yàlla bi moo tax pourtant loolu moo na fa tabax istati ak istati boo xam ne dafay jàngale mën na fa tabax margo lan mooy ndey Macky Sall la ñëw ñu tabax suñu ba noppi mu ne yéen murid yi dama leen yéen a ngeen faatu moo tax il faut tabax la margo moom mooy fi ñu denc nit. moo ko wax de. déedéet mais soxlawul loolu. ñun dañoo soxlawul loolu la mu waroon a participer mooy jumaa ji kat bi ñu koy tabax def naa si nangam pour dimbale ko maanaam liggéey bi waaye Serigne Touba moo ñu baaxee ba alal ju lewut du dugg si jumaa ji soxlawuñu alalam. parce que yàlla bind na Serigne Touba loo xamante ne lu lewut du fa dugg depuis ban tàmbali tabax léegi ba jumaa ji ba léegi. observation bi si def da nga xam ñaata milliards la ana loolu ak an lan si indi kan moo contrôlé kon dañoo war a auditer jumaa ji dañ ko war a auditer parce que xaalis bi fi dugg daf kenn xamul lu mu toll kenn xamu ko mooy wax muy ñëw di sant Macky Sall ci base boo xam ne porte-parole bi ma nga fa toog muy Serigne Bass Abdou Khadir moo tax murid yi mer nañ ko parce que loolu waru ko def ndax du cëram bu bëggee lu neex Macky Sall ci affaire campagne électorale na ko baasal mais waru ñëw maanaam ba ci jumaa ji nga fay wax affaire politique wax nga fay propagande Macky Sall kooku d'accord si na ko arrêté nag parce que moom moomul yoon bi moomul jumaa ji dañ ko dénk kese buy sant Macky Sall naka woo këram wala mu dem fa sant ko mais foofu si jotaayu murid yi amul sañ-sañ dafa sant Macky Sall te sëñ Bass Abdou Khadir ne fa bu dee sant sëriñ bi sa Bass danaan si Macky Sall bu ñëwee Touba waxal ma ko lii mais moom wax ko ni ko def ko lii wala wax ko lii yoru kàddu sëñ bi voilà. Cheikh Mbacké Bara Dolly ñu ngi lay gërëm di la sant émission bi jeex na. waaw maa ngi lay sant baax di la gërëm sama relation nag ak ñooñu nga tudd muy waa bokk gis-gis. man lu ma tourné sama ginnaaw la maa ngi sama kanam. li ma soxla mooy ànd ak président Abdoulaye Wade mi nga xamante ni tey bu Serigne Touba amee jumaa ci Ndakaaru Abdoulaye Wade moo joxe suuf si fa nekk Abdoulaye Wade moo ko joxe kon kooku mun ñu ko delloo njukkal waroon nañ ko tudd foofu waroon nañu fa tudd sëñ Sidi Mokhtar ñaanal ko ndax nit du fàtte débb li ci sama ginnaaw passé naa ko maa ngi sama kanam maa ngi bëgg le président Abdoulaye Wade amee waat maturité Karim Meïssa Wade dana ñibbisi incha allah jël réew mi 2024 man loolu mooy sama combat te incha allah maa ngi leen jox fii ak une semaine ba 2 semaines gën ngaa yàgg Abdoulaye dana ñëw bu neexee yàlla. loolu révélation incha allah waaw ñu ngi koy sant. d'accord alors mu doon Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly di député à l'Assemblée nationale def nga ñaari législature. defagul naa benn. bu mu waa Touba falaatee tànn ma maagal sama liggéey maagal sama liggéey ndax man bu ma nekkee ensemble Sëñ Touba laay tuddee Sëñ Touba laay nooyee kum naqar yaa xam incha allah
te dañ sa rendez-vous bi nag soreetul le 31 juillet maa ngi sant waa Touba ci li passé yëpp ak li ñu dëgbal te xam ne man mii nga xam maa nekk seen doom nekk seenu jaam nekk seen taalibe man la seen mbokkum taalibe président Ablaye Wade investir ci département bi ak coalition Yewwi ci listu Ablaye Wade bu ñu yàlla mayee Touba si jëf yéen fa doon jëf ak li leen di wax Assemblée nationale ak bëggun bëgg président Ablaye Wade ak Ousmane Sonko ñoom ñu jàppale ñu jàll Assemblée nationale ndax kafu Macky Sall teg nekkoon na Assemblée nationale pendant juróomi at mosu tudd Touba ndax complexe muy Galas Kaltoum kooku moom amul lan lu ñuy wax moom parce que Macky Sall daf ko utiliser pour xeexewaat ko waa Daaru Khoudoss parce que maanaam nangu woon na ko jëloon waa Daaru Khoudoss xeexe ko waa Kër Sëñ Fallou loolu la bëgg a ñëw pour jaxase mbokk yi te Galas Kaltoum nekk na Assemblée nationale pendant benn mandat ci mandat mu njëkk bi kenn mësu ko wax gis mu tudd waa Touba te liste Macky Sall bi mu nekk liste góor jigéen la kon kenn du ko wote. mu ngi noonu ñu gërëm ko sant ko ci disponibilité bi mu doon numéro bu bees bu seen émission en ligne gërëm également internautes yi ñu doon seetaan à travers les antennes de Dakaractu TV ak dakaractu.com gërëm tamit ñi nga xam ne ñooy techniciens yi ma àndaloon ci préparation li nga xam ne moo di numéro bi jox leen dig daje fan yi ñëw ak beneen kàngam comme ni ma koy waxee rek l'information day continuer ba léegi sur la référence Dakaractu merci beaucoup. Merci.